salaamaaleykum mbokku Saloum TV bégte lay doon saa su nekk ci ñun ñu teew seen biir émission seen jétaay tey nag ñu indi leen seen jétaay boo xam ne dina xaw a spécial ndax dañ ci ànd ak un grand monsieur muy monsieur Fadel Barro bu Y'en a marre balaa maa sori rek dama koy bàyyi mu nuyoo. maa ngi nuyu waa Saloum TV ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi sant Saloum TV di nuyu Saloum yëpp man mbégte la ak xol bu neex xol bu féex toujours su ma ñëwee Saloum fekk fi initiative yi ñu mel ma góorgóorlu ci ba bokk ci maanaam yu mel ni Saloum TV nekk ay jeunes nekk fii di góorgóorlu di monter seen yëfu bopp di bëgg xibaaru Saloum ñoom ñu koy joxe bañ keneen di leen ko nettalil dafa nekk loo xam ne lu jar a encouragé la man am naa mbégte trop di prononcé wu fii nii ci biir Saloum TV. merci beaucoup ñu lay jaajëfal ci loolu monsieur Barro bu ñu waxee rek Fadel Barro wax Y'en a marre la pourquoi. parce que Sénégal dafa nekk bokk ci dëkk yi nga xam ne du Sénégal rek. du kuréel gi la ñuy amal solo mais nit ñi ne ci kuréel ga la ñuy xool dañuy tuddee kuréel gi boo ñoon PS sax sa ñëpp doon dem ci Abdou Diouf ba léegi tey Tanor la ñuy wax boo ne PDS Abdoulaye Wade la ñuy xalaat xëy na ëllëg dinañu ne Karim wala Omar wala keneen APR Macky donc buñ ne Y'en a marre rek dafa am ay tour yoo xam ne moom lañ koy jëmmalee tour yooyu nag yàlla dafa def ma bokk ci parce que yàlla dafa ma dimbali ca ña ko sos ca laa bokk ca sos ga ca njëlbeen la ca laa nekkoon bokk naa ci ñi ko xalaat bokk naa ci ñi ko tette ba mouvement bi toll fii moo tax suñu tur yi Fadel Barro Thiat Y'en a kilifa koo ci wax rek da ngay gis ne dañ koy askanlee Y'en a marre. mu ngi noonu monsieur Barro lu def waxulu ay di njàmbat li nag ci biir Sénégal bëri na sax nag fi mu métti yëpp bëri na mais li nga xamante ne lañ ci moo ci gën a fës mooy parrainage bi nga xamante ne xëy na comme. amoon na fi waaye nag si son excellence monsieur Macky Sall la gën a fësee ñu dégg tur boobu noonu mën nañoo xam yow noo déggee parrainage. waaw comme li ngay wax sànq ne parrainage dafa nekkoon ci suñu attelage institutionnel maanaam ci suñu sartu réew bi amoon na lu mel ni parrainage parce que parrainage du dara lu dul ndeyale ndax constitution bi dafa waxoon ne képp koo xam ne parti politique tabbu la pour nga nekk candidat alla fokk lenn ci askan wi signé la. ñu xam ne yow am nañu la wóolu pour nga dem nekk candidat loolu soo ko seetloo élection yi ñu génn Youssou Ndour ak Keba Kend ñoom utuñu woon parti bu leen tabb dañ demoon uti signature 10 000 rek lañ leen doon laaj fukki junni yooyu ñoom biñ indee seen signature yi dafa am ñoo xam ne dañ signé fii signé fee moo tax ñu dàq leen ci élection yi bokkuñu donc Macky lan la indi def ne donc léegi du nekk rek kudul parti politique mais ngay parti politique ak ngay indépendant képp koo xam ne candidat nga rek war nga la utal ay signature ba pare yemut mu ci 10 000 lañ doon wax fukki junni mu yokk ko ba léegi nii war a toll ci lu toll ay juróom fukki junni ak juróom parce que 0,8% finalement moom la assemblée bi voté léegi loolu nan lañ koy jàngatee soo ko seetloo coow li lu muy bëri Y'en a marre mi ngi koy wax tëpp ci njëlbeen li ne amul ko nekk Sénégal te d'accord ci ñu yemale candidat yi parce que bëri na te cher na cheraay bi sax dañ koy wax ni mais cherul noonu trop parce que démocratie amul njëg benn ñaareel bi waaye aussi fexe ba ku jug rek yëkkati loxo ne mun naa jiite Sénégal ku jug ne yëkkati nga sa loxo war nañu xool ndax mérité nga ko ak am nga représentativité loolu ñëpp ci d'accord ci lu nit ñi d'accord mooy ñu utiliser loolu pour ñoom seen propre palu lu ci loolu nit ñi d'accord xam nga ñu bëri dañoo foog ne dañ contre parrainage non débat bi wax ji du pour ou contre le parrainage wax ji li ko waral mooy ndax danañ soppi suñu sartu réew ci anam yi ni mel jaay doole def ko loolu mooy wax ci ndax Sénégal damay am habitude di ko wax ne suñu démocratie buñ ko nawee ci àdduna bi du saa gën ne dañoo bëri ak xaalis du saa gën ne dañoo gën ñeneen ñi ci des du saa gën ne dañu mel nu kenn melut lenn rek lañ moom la suñu démocratie meññetal te àdduna bi fonkee ñu ko mooy dafa nekk démocratie waxtaan ba juboo ndax bu njëkk ba ci élection yi ay côté booru indépendance temps yi ci PS yu njëkk yi ay UPS ak yooyu dañ doon xare di xeex élection dafa métti woon yee fitna xam nga bu naan jour élection jour fitna la woon dañ nga dégg ne ni sax dina ci daan dee daan am ay mort yu bëri xam nga lu tax parce que amul woon waxtaan am ñuy jug di xeex pour muy am waxtaan boobu ci ponk yi nga xam ne moo somp élection
moom moo indi 91 ñu am lu ñuy woowee ay code consensuel. 93 moom beneen code consensuel. fexe ba mbañ gàcca suñ ko indee ci ay wote waxtaan ba jubóo ko fi indi gis nga ba ci encre bi ñuy dugal noonu ci loxo. ci élection yi buñ ko bokkee ci élection waxtaan ba jubóo la. bañ a ñëw ci biir fu ñuy wootee ak sa couleuru parti ndax bu njëkk ba waa PDS yi ñëw ak seen couleur waa PS indi ak seen couleur bu ko defee ñu xeex waxtaan ba jubóo moo indi loolu yëpp ci biir élection yi. su ma la déggee kon monsieur Barro. nekkul ne da nga contre parrainage bi. non c'est-à-dire dañ xam nga lan moo am solo ci réew. ñun dañ maa ngi koy wax ci njëlbeen ba léegi dañu ne lan moo tax ñun waa Y'en a marre lan moo ci suñu yoon ci parrainage ñun amuñu candidat. ñun jàppale wuñu benn candidat amul kenn koo xam ne di nga ñëw nekk nañ ci benn parti politique wala ñun ñu bëgg a nekk président lan moo ci suñu yoon xam nga lan moo ci suñu yoon dañu ne ana wàllu waa askan wi ndax ni Macky Sall di doxale ni dafay yee fitna li nga xam ne moo samp suñu démocratie ba suñuy élection di am ci jàmm loolu la Macky Sall bëgg a nës xësal te nës xël na ko ba pare parce que fu nekk nii dàppal fii ñu wotee parrainage ba bi ñuy demee élection ba après élection yi dana indi ay jiixi jaax ci réew mi day indi tension moo juddu ndax lan ndax dafa laal sartu réew mi te amul waxtaan ba juboo ndax loolu bu amee rek dootuñu óoloontooti waa opposition bi dootuñu óolooti waa parti bi ci pouvoir bi ñuy organiser élection yi bu ko defee bu ñu wootee ñu ne leen d'accord du ñu wootee dañ naan d'accord ndaxte confiance bi rompre nañ ko ndax ñëre wañe nañ doole loolu taxoon suñu mag ñi fi nekkoon defaroon suñu démocratie bi ñu sampoon ko ci démocratie waxtaan ba juboo ndax nee nañu waxtaan ba jubóo ba moo tax boo seetloo législative yi passé dañu d'accord waxtaan ba jubóo violer sax code électoral bi ndax lan dañu ne comme am nañ 45 listes am nga droit booy voter nga jël kese juróomi liste te loolu amuñu droit changer loi électorale bi bu dee des na juróom benn weer te bañ koy def ay quelques fan moo ci des ñëpp d'accord ci dem def ko te indiwut coow ndax lan waxtaan ba jubóo tey nag Macky dafa ñëw rek ne ok léegi amul waxtaan mu ne woo naa leen waxtaan ñu bañ mais loolu kan moo ci am firnde même bu fekkoon dafa woote waxtaan mu bañ kilifa diine yi woo ko wax ak moom waa jàngu bi église bi wax ak moom société civile bi wax ak moom ñëpp dem ne ko comme que toll na fii du ooteel waxtaan ñun ñu mel ni waa Y'en a marre xam nga tax ñu bëggoon waxtaan bi parce que dañ ne même bu parrainage bi baax na ni ko Macky Sall defee baaxul xam nga lu tax parce que liñ ne ko dina indi yee fitna waaye dina xaajale réew mi ndax lan ndax dañ ne ñi lay signeel dañu war a nekk kese ci juróom-ñaari région ci réew mi mais bu dee juróom-ñaari région kese la ñun waa Casamance waa sud réew mi bu leen neexee ñoom ñu am benn candidat waa bët gànnaar réew mi am benn candidat waa digg bi am benn candidat mu nekk ñett Sénégal yuy xeex parce que élection mooy li gën a sensible pour tas réew léegi bu fekkee ne nañuy tabbee candidat yi dañ cee bàyyi benn prox ndoll boo xam ne saytaane mun na fa jaar rek mun na indi problème te loo Macky Sall bii nee naa leen ne serait-ce que pour loolu rek war na taxaw ñu xool parce que ñu ne nañ ko d'accord nañ bu dee parrainage mais nañ ko def ci 14 régions nga xam ne bu dee 14 régions la kenn du ne candidat bi candidat waa sud waa Casamance la kenn du ne candidat bi candidat pël yi la ci jéeri ga ca nord ba ci bët génnal kenn du ne candidat bi candidat wolof yi la ci digg réew mi ndax lu mën a nekk la ndaxte boo xoolee régions yi dañuy demalante am na boo jëlee mun nga jël facilement ci Sénégal candidat yooyu mu ko defee élection yi mu nekk waa réew mi côté bi ak waa réew mi côté bee ñooy xeex. kon daal ci tënk ñu jàpp ne Y'en a marre contre parrainage bi waaye manière bi ñu ko defaree ci lañ d'accordul. xam nga nag gis nga nit bu lay jox sax ceebu jën. bu la gën a neex. bu fekkee ne ca bool ndab la mu ko def rafetut dootoo bëgg dara ci ceeb ba donc moo tax ñun ñu mujjee xarab parrainage beeg delloo ko Macky Sall ak ay kayitam. loolu leer na ndaxte na mu ko defaree. non seulement dina indi fitna ci réew mi mais liñ amoon muy suñu ponk jàmm da ko dindi te loolu Macky nag ñu ak ñi ñu àndal ñoom dañoo foog ne jeex na dañu xamut askan du muy fonctionner Wade bokk na ci li ko fi jële xam nga erreur yi mu doon def ci 2006 2007 xam nga ak arrogance bi nee naa leen man dama jaaxle Macky Sall benn mandat bi matagul sax mu toll ci degré impopulaire bi Abdoulaye Wade tolloon bu mu defee fukki at ak benn kenn mësta gis lii ndax lan ndax bëgg a jaay doole ndax lan ndax ànd ak ñoo xam ne duñ ko fàttali démb li fi jëlee woon Wade
te ñi koy dimbali yëpp boo ko xoolee ci biir mooy ñi nga xam ne ñoo perdroon Abdoulaye Wade ñoo perdroon. foofu laay jëm si ndax tamit bu ñu xoolee suñu opposition bi dafay xaw a yéeme. moment bi ñu ngi au pouvoir ànd ci parrainage bi te boo xoolee lépp ci mbirum constitution. noo gisee opposant yooyu ñu. xam nga du affaire politiciens yooyu du wax dëgg yàlla ñun yàlla def ñu nattoo ay politiciens yoo xam ne lu ma sëñ mun naa doon wax naa man seen deret du leen xeeñ. ndaxte da ngay xool ne ñun askan wi dañu sonn da ngay ne xeex ay jikko ba jëlee fi nit bu ko defee kiñ fi fal mu dem jëli lañ doon xeex démb indi ko ma Abdoulaye Wade bokk na li ñu ko gënoon xeexee mooy bi mu paree audit yi dafa jël waa PS ne képp koo xam ne d'accord nga ànd ak man ma bàyyi la ku àndut ak man ma dugal la ci kaso gi. moo njëkkoon doon théoriser transhumance bi à l'époque ñoom Idriss Seck ñoom Mbaye Diouf ñu bañoon ñu tëj leen ci kaso gi ñoom Ablaye Diack ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ñi d'accord a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci biir parti bi aar leen. xam nga loolu moo nekkoon premier acte bi nga xam ne moo perdre Abdoulaye Wade ci yaakaar bi askan wi amoon ci moom pour mu ñëw indi coppite. tey jii Macky Sall bi mu ñëwee lañ doon xeex démb yëpp ak lañ leen doon xeexal lépp lañ gisaat ci biir taxaw na fii sax ci ndukkumaan ne transhumance lu baax la. mooy lan maanaam mun nga waxet mun nga wëccu lekkaat ko ñun askan wi li ñu wëcc lañ ñuy forcer di ñu ko lekkalaat loo c'est très violent. les gens ne se rendent pas compte nit ñi duñ koy seetlu dañu politiciens sénégalais dañuy exercer ci seen askan violence bu métti parce que saa bu askan bi wëccoo dara ne lii bëggatuñu ko ñoom dañuy ñëw forcer ñu ko ñu lekk ko. foogoo ne askan wi tamit foofu dañuy xaw a yaanaane. askan wi man du ma wax mukk ne askan dafa nooy wala askan dafa nii parce que doo xam mukk ay nu muy réaction yi mi ngi yore kartam mi ngi xaar bul xam mukk kenn mu son yaakaar ne 23 juin dina am ci réew mi bul xam ëllëg bul kenn mu son yaakaar ne Abdou Diouf dina fi jugee kenn mu son xalaat ne Abdoulaye Wade benn jamono dina fi jugee tey jii moo tax su ma gisee ñenn ci waa APR yi ñu ngi def nii foog ne ñoom fi nekk nii bu asamaan si doon wàcc ñu taxaw ko damay reetaan ndax dama ne ñii dafa mel ni xoolu donc ma indiwaat tuuti rek taxawaat ci transhumance parce que du transhumance kese mais suñu politiciens yi dafa dem ni seen dugg ci politique newatul pour jëriñ askan wi waaye pour jëriñ seen poche la newatul parce que seen xalaat la ñuy topp waaye déedéet xalaatu ki ñu fi fal ndax mu jox ñu ci suñuy poste dañuy seet newatuñu ne doctrine idéologie maanaam benn ngëm-ngëm bu fort ne réew mi ñi la war a doxalee moom moo leen dugal ci politique mais dañ koy def parce que te bu ko defee lan lay jur da ngay gis benn nit koo xam ne ñun ak moom ñoo doon toog dana ataaya xëy mu dugg ci politique ëlbatiku ñoo ne dinañu may xaalis xam nga bu ko defee ñu toppaat ko yooyu yëpp dafi war a jeex dafi war a jeex te dina fi jeex mais pour lan moo ko fi war a jeexal pour yow jeex parce que dina dakk gis nga moom man dama nekk ñi nga xam ne dañuy optimiste trop ci avenir du Sénégal man gëm naa ne Sénégal lii mu nekk ni jafe-jafe yi muy dund nii mooy yu mujj xam nga Macky Sall bokk na ci njiitu réew yuy mujj ci politicien bu sax sàpp di ñu jiite c'est fini ça xam nga maanaam xeet doxalin bi soit réew mi daf ci doxee yàqu ba yaxeet wala mu doxee ci baax ba baxeet mais àlla fokk te bokk naa ci gëm ne dina baax parce que dañuy liggéey soo ba ngoon jot pour mu baax gis nga sama optimisme boobu maanaam sama xel bu dal boobu ak xol bu rafet boobu ak sama am naïveté ci avenir réew mi maa ngi ko samp rek ci lenn sama gëm yàlla ndax yàlla moo ne benn ku mu nekk ci àdduna bu fekkee dafa am loo xam ne neexu la da ngay jug di ko wax di ko xeex di ko dox man maa ngi ci te ni ma ci nekkee la am njort bu rafet ne am na ñeneen ñu mel ni man ñi ngi ci donc am naa njort bu rafet ne tôt ou tard dina soppeeku. Saloum TV seen biir émission seen jotaay monsieur Barrow boo xoolee coow li muy bari ak fi mu toll nii yëpp tey am na fu mu jóge mooy lan loo xam ne dafa mel ni dañ ko fàtte kenn du ci wax muy problème mu raw gàddu boo xoolee fi ñu yegg si nii tey yëpp raw gàddu moo ñu ko yebbee élection législative yi passé bu ñu xoolee 49% la son excellence monsieur Macky Sall am tey jii ne xëy na bu nekkutoon raw gàddu assemblée nationale dinañ fa mën a am di mën a diiroo mbagg ba nga xamante ne du nekkati lu ñëw rek jàll comme ni mu koy defee comme niñ ko gisee bokk donc foogoo ne dafa jot opposition bi jóg wax ci raw gàddu boobu pour mu deñ ndax mosuñu dégg opposant sax wax lu jëm ci loolu. opposition bi duñ ko xeex xam nga lu tax parce que ñoom ñëpp système bi ñuy def leen arrangé parce que tey jii Macky Sall jot na ci profito ci APR. AFP bugg na ëllëg mu jot ci profito ci PDS démb ñoo fi nekkoon dindi wuñu ko donc duñu ko xeex PS ñoo ko fi indi donc duñ ko xeex
donc xeex yooyu noonu man dama ko xaar trop ci askan wi xam nga la mais suñu langue politique bi ñu am nii système bi daf leen arrangé. moo tax daal jàppoon ne du ñoom ñooy jóg opposition ak ñu nekk pouvoir kiif parce que système bi fi nekk ñoom ñoo ko fi teg ñi nekkoon tey opposition ñoo nekkoon démb au pouvoir moo tax àlla fokk ñi nga xam ne nag gisee nañu neneen te souvent ñu jógee ci société civile bi ak ci yeneen ñu mën a ñoom tamit am seen offre lu may woowee une offre alternative ñu ju xeex ngir loolu mun a nekk. Y'en a marre mu ngi fi ak ñu mel ni ñoom pourquoi pas ñoom ñu xeex loolu ngir ci askan wi. ñun def nañu ba sonn ñun bi ngay dégg initiative ci laa bokk pour lan la woon pour que indépendant yi am kàddu ci réew mi donc amul lu ñu defut wax nañu wax dañu sensibiliser dinañu xeex dinañuy truc mais à un certain moment il faut que ñun ñëpp ñu mun a yegg ci beneen palier mais bul yàkkamti bu ñu ko yàkkamti réew askan dafa compliqué doxalinam man damay wax toujours ne dafa mel ni ñay wuy daw da ngay foog ne dawut boo ko soree mais boo ko jegee nga xam ne mi ngi daw lu bëree bëri xam nga géant buy daw déplacement am day niru lu yéex mais bu tegee tànkam rek nga xam ne seqi na teg na tànk xam nga mais si suñu aadama yetu gi bu ñu ci taxawee di xool loo xam ne fa yàlla du romb na existence doomu aadama du dara marche askan maanaam askan buy dox suñu dund yi def ci tuuti trop pour ñu mun ko mesurer xayma ko mais boo xoolee fu mu jugee 1960 tey ji 2018 débat yi fi mu toll am na lu bëri lu des ginnaaw mi am na lu bëri luy dox léegi nag li des mooy askan bi ñoo war a yeewu te dinañ yeewu ndànk gis nga léegi avant amuloon Saloum TV tey bu ñu ma xañee TFM ma ñëw Saloum TV wax yooyu mooy indi ndànk nit ñi di yeewu ak aussi malheureusement li ciy rax dafa bëri parce que tey jii amuñu woon internet tey am nañu internet li ciy rax aussi di yàq bëri na mais Allah fokk ñuy defar it jug defar loolu mooy li am solo. monsieur Fadel Barro lan moo nekk position Y'en a marre ci élection présidentielle 2019 bii di ñëw. waxam jotagut. ah bon mu nekk nii ñun bon affaire élection fexe góorgóorlu nañ ndaw ñu inscrire ci liste électorale yi. li ñu ci mënoon def nañ ko participation citoyenne yi. léegi nag li ci des xamagoo sax kan mooy nekk candidat xamagoo sax ndax élection yi dina am ndax affaire Macky Sall kenn xamul. Y'en a marre mënut a xëy am candidat. loolu yaakaaruma ko Y'en a marre moom yaakaaruma ne dina am candidat ndax nañ ko sosee ak nañ ko defaree nekkul luy kuy positionné wu ne ci pour candidat bi. même bu positionné wu ci candidat Y'en a marre en tant que ñoom mënuñoo am candidat pour taxawal askan wi. bon loolu tamit foog naa ne jamono ji may wax ak yow nii mënuma la ci wax non attention lan mooy compétence yoo xam nga lu nekk compétence que ñi fi nekk gënuñu compétent waa Y'en a marre attention xam nga est-ce que xam nga leen léegi nit ñi xamuñu Y'en a marre mouvement Y'en a marre ñi ko samp ak ñi ko téye ci suuf ak ci biti ji feeñ ñoom ñëpp ñoo fi ñoo gëm naa ne ñoo mën politiciens yi ñu am ni parce que ñi ci ëpp ay cuune lañu te au moins waa Y'en a marre am nañu bëggeel cofeel trop ci réew mi xam nga ñooñu au moins je pense que bu ñu leen amoon ñoom comme politicien moo gën politiciens yi fi nekk fuuf waaye option mouvement Y'en a marre en tant que le mouvement Y'en a marre defut politique pour l'instant nekkul à l'ordre du jour. bu jotee incha allah on verra quoi. loolu leer na question bu mujj rek mooy monsieur Barro boo séenee caat wala kilifa d'habitude wala sax yow mii ma toogal mbaxana bi danaa copp ci kaw bopp bi mbaxana bi mën nañoo xam li ci nekk secret bi lan la. du dara lu dul xam nga dama koy wax toujours que mbaxana bi d'abord fii la jugee dafa am benn africain bu mag bu ñu woowee Amilcar Cabral nekkoon Bissau Guinée di fa xeex indépendance man ma sopp ko trop ndax dafa nekk koo xam ne bi muy xeex indépendance. dëkk bu mu dem village lu mu tuuti li muy njëkk a def mooy tabax école ak dispensaire pour man loolu mi ngi wane avenir u Afrique nit ñi foog ñu wër nit ñi foog ñu jàng benn mais Amilcar Cabral mbaxanaam bi fii la jugee ndax dafa ñëwoon Kolda dafa def conférence bi mu paree benn paawu soose jóg jël mbaxana bi paawu soose bi soloon mbaxanaam simil mbaxana mi solal ko may ko sumbiya quoi dañ koy wax ci soose mbaxana yi Amilcar Cabral ne ko sa mbaxana bi ma may moom mën laa gën a fonk ci milliards yu ma nit mun a jox dootuma ko si metti moo tax muy sol mbaxana yi ba keroog muy génn àdduna donc Sénégal la jógee dem Guinée ñëwaat benn ñaareel bi ci mbaxana mi dañuy big up maanaam dañu bëgg wane ne ñun ci askan bi nga xam ne mi ngi góorgóorlu nañ bokk parce que boo xoolee tey jii boo xisee xale yi bawal yi
xam nga ñi ngi sol seen mbaxana yi dëngal ko comme ni ma koy dëngalee ni ñoom lay jéem a topp door quoi nekk ay apprenti car rapide nekk ay marchand ambulant nekk ci garage yi di dang yi di jàng métier nekk ci mécaniciens yi ndànk di jàng métier xale yooyu nga xam ne boolewuñ leen ci réew mi te soo ba ngoon jot ñu ngi liggéey di góorgóorlu ci ay conditions yu difficile trop jafe-jafe trop pour man ñooñu ñooy vrai Sénégal donc ñooñu kese la ñuy représenter leen big up dina wan ne yéen aussi am ngeen droit ci kaddu gi suñu kaddu seen kaddu la. lan ngay wax waa Saloum TV. di encourager initiative Saloum TV bi vraiment di wax El Hadj Omar ak ñëpp ñu mu ànd ak yéen ñëpp ngeen gën a góorgóorlu parce que gis nga ndaw moom entrepreneuriat kese la maanaam gëm sa bopp. gëm ne lii war nga ko ci am nga loo mën a apporter nga def ko gëm ngeen ne am ngeen lu ngeen war a mën a indi ci leeral fii ci Saloum ngeen créé Saloum TV yàlla na ko yàlla mottali et puis ñun luñ ci mën a def pour participer ci incha allah dinañ ko def parce que pour man lii mooy soppi réew mi du la nen affaire bi du wax def li nga war a def la te yéen a ngi ci ngàcce ngalaama et du courage. merci beaucoup monsieur Baro di ko jaajëfal bu baax a baax ci yitteem yi mu dagg ñëw teewal ñu suñu émission seen jeetaay fii ci Saloum TV la woon présentation bi Anta Sell la woon ànd ceek El Hadj Omar Wa ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen seen jeetaay incha allah.